mbokk yi asalaamaaleykum ñi ngi rafetlu ànd bi ak télévision Futurs Médias benn waxtu jot na bisimila ci xibaar yi li ci gën a fës bokk na ci kon xale bu jigéen ba ñu faatoon ca Bargny ñaar ñi njort ni seen loxo génn ci kon defeere nañ leen ca parquet ñu war a jàkkaarloo ak procureur de la république ñu ngi leen toppee faat bakkan ci lu nu tey dinañ ci ñëwaat ak Abdou Diouf Diagne. korite gi li ci des bariwul fële ca Ndakaaru nag ci kanam dinañ fa ubbi jumaa ji ñuy wax kon nekk ca rue Blanchot te Alaaji Rawaan Mbay di fa ji te njiitu réew Macky Sall sax moom it dana teew a googu julli ñeenti at a ngi nii kon ba ñu tëjee barab boobu doon ko defaraat kon di kon lañ koy ubbi ci jamono ju ca Potou jaaykatu soble it am jaaxle ndax rek lan bay ma nga fa bari trop te kenn jënd ko ba tax na sax kon dañuy wanteer soble si daanaka lu waay am mën ngaa jënd soble bëgg nañ kilifa yi nag indi ci saafara. ci wàllu maire yi tamit ku ne xam na ni kon cour d'appel yi muy bu Ndakaaru ak Thiès génn nañ dogal di sàkku maire yi nga xamante ni jëfewuñ parité ñu daal di koy respecté loolu nag kii di juge Amidou Deme ne ñoom it ñoom maire yooyu war nañoo respecté li leen wax ngir rek wàllu état de droit ñu daal di koy jëfee kuje gi tamit ku ne xam na ni kon jafe-jafe am na ci ñenn ñi rawatina critique yi ba tax na rek it moom it mu sàkku rek ñu dal li naan populisme tamit ñu daal di koy bàyyi respecté kon ku nekk sa gis-gis ci wàllu woowu dinañ ci ñëw ak moom tàggat yaram it Cheikh Tidiane Diaw dina fi teew su ngeen taaxiloo ñu yaatal xibaar yi. bërki de mu lan faat bakkanam moom xale bu jigéen amoon juróom-ñett ci ay at ñan jot nag ñoo ko def di ñaar muy ku ñu wax moom ak tamit dëkkandoo ba di xale bu jigéen amoon fukki at ak ñaar ñu ne kon ñoom daal dañ doon def naka sudul noonu xale bi bett leen ñu bañ mu boole leen kon ñu daal di rek faat bakkanam ñaar ñooñu nag kon defeere nañ leen ca parquet bu Rufisque kon ñu nar a jàkkaarloo ak procureur mu jublu seeni mbir ñu ànd ci kon ak Abdou Diouf Diagne ci tënk. ne ñoo faat Anta Ndiaye daat nañ leen di defeere ca parquet ba xale bu jigéen bi nga xam ne nag fukki at ak ñett la am doon dëkkandoo bu ñoom Anta Ndiaye nag ak faram wi am fukki at ak juróom-ñaar ñu ngi leen di topp lëkkaloo faat doomu aadama xale bu jigéen bi nag nee nañu moom moo njëkk dal ci kaw Anta Ndiaye ndax daf koo fekk moom ak faram boobile ñuy def yëfu saay-saay ci benn bâtiment ci noonu nag la xale bu jigéen bi daal di tiite daal di koy songu nag ba max ko ci mur bi mu daal di daanu faram bi nag daal di ñëw daal di koy jàppale xoj ko nag ba mu faatu jiyee jooju nag doon nag loo xam ne ay fan ngi ni ñu koy waxtaane ci Bargny te mu nag yéem lool askan wi doxum ñaxtu sax nag askan woowule amaloon nañu ko ngir nag daal di ñaawlu xeetu jëf yi nga xam ne dara waralu ko ci seen i gët lu dut ñàkk kaaraange gi nga xam ne nemmeeku nañu ko ca gox ba ñoom ñi sax nag ñuy sàkku ñu daal di amalaat beneen poste de police ci ginnaaw raay di gox bi nga xam ne foofu la ñu nemmeekoo. jërëjëf Abdou Diouf Diagne tey nag ci ajuma ci kanam kon ñu daal di daloo juma ba nekkoon fële ci rue Blanchot tëjoon nañ ko nag daanaka ñeenti at a ngi nii muy 2018 ba léegi ngir daal di koy defaraat président Macky Sall dana teewee googee julli ñuy fàtt ni barab boobu dañ koo classé patrimoine ci UNESCO ñu ngi ko tabax 1884 muy kon jumaa ju yàgg nekk fële ca Dakar Plateau dinañ ci ñëwaat suñu xibaaru ngoon yi ak kañu fa teewal di Pape Fara Ñing korite gi li ci des bariwul fële ca Kolda moom daanaka service régional bu commerce ba ña ngay def liggéey boo am solo lépp loo xamante ni produit la ñu jàpp ni daal buñ ko jëfandikoo mën naa jur loraange ndax dafa primé teg nañ ci kon quantité lu toll ci 8 tonnes daal di koy taal loolu nag kon bëgg nañ rek lépp loo xamante ni ñaawteef la muy kilifa yéen dénk administration bi tamit ña ngi leen cay ñaax ngir wér-gu-yaram askan wi ñu gën koo sàmm ñu ànd ci kon ak Abdoulaye Diallo. juróom-ñetti tonnes ay marchandises yu baaxut muy ay ñam yu service régional du commerce bu Kolda daal di lakk ba ñu jeex tàkk ñoo ngi amal cérémonie bi ni mel ci teewaayu ñi fi ngànk wàllu nguur gi ak ci kanamu yenn chef de service yi. dañuy taal bien yi nga xam ne chef du service régional du commerce dëkk retiré ci circuit de distribution bien boo ko xoolee lu ci ëpp ay kii la ay ñam yu ñuy lekk la mais aussi ay produits yoo xam ne état du Sénégal da koy interdire léegi produits yooyu noonu buñ ko xaymaa ci poids 8 tonnes la valeur marchande am tamit 10 millions la léegi produits yooyu noonu dañ koy écarter ci circuit de distribution bi ba pare lakk ko nga xam ne kenn du ci mën a jëriñoo après. daanaka yile bagages ay ñam yu bare ñoo ci nekk. ay produits alimentaires la nga xamante ne ay ñin ñi ñoo koy jëfandikoo donc ci produits yooyu bokk nañu nga xamante ne produits yu périmé la maanaam seen
période bu ñu war a dund jeex na àpp bi jeex na bokk na ci également produit yu nga xamante ne ci contrefaçon la jógee bokk na ci également ay garab ñuy jaay ci ay pharmacie bokk na ci également ay cigarettes également. weeru koor bokk ci jamono yi fu askan wi di gën a jëndee li ñuy lekk far mu am ñenn ci jaaykatu ñam yi faral di profité ci jamono yi ni mel ngir dugal ci marché bi ay ñam yi baaxut moo taxit nguur di leen topp fépp fu ñu manti nekk. fële ca Louga rawatina kon Potou nekk ca zone des Niayes ñii di producteurs yi rawatina kon di bay mbayum soble am na njàqare collecte gi li des bariwut gis ngeen ko noonu kon lan bay bari trop wante nag gisuñ ko jënd ba tax na ñuy wanteer boobee soble diggante 25 jàpp fanweer te moonte day kilogramme bi ñu ngi ko jàppoon ci juróom fukki dërëm bëgg nañ kon kilifa yi indi ci saafara Thierno Fall. ñoo ngi fii ci pàkku soble bu Potou fi nga xamee ni rek ay lim yu takku ci tonni soble mi ngi fi tege baykat yi di xaar ku ko jënd ca gisuñu kenn. mënoo gis ko woo jaay bagage baa ngi ci marché bi nit ñaa ngi am soxla mun ñu ko faj te ku ne xam na ne julli ñëw na pare te daan na heure bi da ngay fekk lépp soble bi lépp wàññiku na mais tey gis nga ko soble baa ngi ci marché bi nii kenn mënu ko jaay. partout la fees mu ngi noonu la bare Kaolack tey noonu la bare Dakar Touba Ziguinchor Tambacounda Sédhiou Kédougou partout. fii mu toll li ñuy jaay ak néew dañ koy bazarder ci ay prix yu doy waar muy nag lu nga xamee ni si jafe-jafe bu mag la ci baykat yi. lu waaye ñëw ñu jaay la amul prix amul ci marché bi prix kam ARM mu ngi ni joxoon ñun woon nañ jaay juróom fukk ak juróom fii mu nekk kenn mënul am ñaar fukk ak juróom. fii ñu toll ñoom li leen gën a jaaxal mooy naka la ñuy def ba fay seen bor yi ñu leboon ci banque yi. lépp xaalis daaw mënuñoo fay ren ñi dolliwaat mënuñoo fay xam nga ne foofu la jaaxle commencé ci la soble mu ngi nii di jar 125 ci la kaan salaat ñoo ngi ko jaayee fukki dërëm nawet téeméer saak carotte 1000 francs saaku supame ñetti téeméer xam nga ne loolu fi la jafe-jafe mën a yem. baykatu soble yi ñoom li ñuy sàkku ci nguur gi mooy mu génne koppar yi mu digge woon ni da ciy jënd soble si ngir dimbali leen. tey ni ñu ci mën a dimbali mooy mu génnee xaalis ñëw jënd bu jëndee bu ko defee stock yi dina mën a wàññeeku bu jees ñu mën ko jaay prix kenn du gën a mën ci am dara nga mën a fay say bor. li ñu wax na président mu génne 2 milliards commerçant yi jënd soble bi teg ñu wàññi stock yi bu boobaa dana dox. jafe-jafe yu ni mel nag daanaka at mu jot baykat yi dañ koy dund ndax soble bi day ñorandoo ca ba léegi amaguñ ay magasin yuñ ko mën a denc. ñu wax ci napp gi waa FAO jàpp na ni fii ci Afrique sowu jant li ni ñàkk ci koppar ci napp gi ëpp na téeméer ak juróom fukk ak juróom ci ay milliards at mu jot loolu nag li ko waral kon mooy ak càggante rek ngir xool naka lañu yore kon yooyee ressource te monte day Greenpeace it saa su nekk ñi ngi àddu ngir ñu xool nu ni sàmmee joojee alal fii ngir rek dund gi mën a gën a mucc ayib am na lël buñ ci amuloon fële ca Saly Abdourahmane Diallo Mamadou Gueye. at bu nekk dinañu ñàkk téeméer ak juróom fukk ak juróomi milliards ci sunu koppar loolu ci wàllum napp gi nga xam ne jaarul yoon bu ñu sukkandikoo ci waa CEDEAO ak waa FAO. 2,5 milliards de dollars la ñu xayma ci li nga xam ne lii Afrique de l'Ouest mooy ñi nga xam ne ñoo bokk nekk ci CEDEAO lu toll ci 2,5 milliards ci xayma la nag ñu ngi koy perte. ndax façon nappin boobu nga xam ne bii mooy ñi nga xam ne dañuy ñëw di yàq suñu géej gi te yenn saa yi du ñu am ay moyens pour leen surveiller donc xam nga ni 2,5 milliards de dollars plusieurs fois budget Sénégal loolu la ñuy ñàkk at bu nekk. ñàkk koppar yu métti yooyu noonu nag moo tax ñaari kuréel yi daal di bëgg a jël matuwaay ngir ñu mën a suqali lu jëm ci wàllum napp gi FAO ak CEDEAO di ñaax nguur yi ñu fexe ba nga xam ni dinañu boole seeni politique yu war a mën a tax ñu mën a aar géej gi. bu fekkee ni réew bu nekk da nga bëgg a jël sa ay moyens yu bopp bëgg ko xeex yow dong du sotti il faut que ñëpp ñi nga xam ni ñoo bokk géej gi parce que jën amul frontière ñoom ñëpp ñu booloo lëkkaloo boole seen doole pour gën a mën a xeex coobare boobu te FAO nag loolu bokk na ci li nga xam ni loolu mooy rôle am dafay mobiliser ay ressources ay xaalis pour ñëw boole réew yi ñu bokk politique pour mun a gën a xeex jàngoro jooju. ci fàttali lii di napp gi ci Afrique de l'Ouest doon na mbir mi nga xam ne luy indil koom askan wi la bokk tamit ci aada ak cosaan.
ñu wax ci wàllu wér-gu-yaram ak CMU di kuréel gi ñu dénk rek wàllu couverture maladie universelle fii ci Sénégal gis na ni nag remboursement yi yéex na rawatina kon bor yi nga xamante ni yenn saa yi ñu ngi koy yor ci barabu fajukaay yi ki ko jiite kon di Momar Daaf amaloon na benn tukki nemmeeku fële ca Kaolack ñu déglu ko ci micro Pape Mbaye Diaw ak Fally Gaye. mutualiste yi organisation mutualiste yi ngir signer ay convention yooyu nag comme ni ngeen ko xamee depuis bi ñu mettre en place programme bi en 2013 dañuy jël décision naan liy dem ci assurance maladie dañ ko jaarale ci mutuelle de santé yi. comme am nañu ay résultats yu baax lu mel ni 53% de couverture ak lu teg ñu ne léegi dañuy fexe ba xaalis bi ñu utiliser ñu gën ko yàqanal gën ko utiliser ci anam bu baax. moo tax ñuy taxawal bureau CMU yi nga xam ni xale yi dañuy dem ci structure de santé yi toog fa. loolu nag laata ñu koy def dañuy defar benn arrêté bi nga xam ni suñu ministre yi ñoo ko signé arrêté interministériel diggante ministère de la santé ak ministère développement communautaire bi nga xam ni moo taxawal bureau yooyu. bi ñu taxawalee bureau nag ñu ne loolu aussi comme li ñu doon liggéey ak mutuelle yi baax na nañ jaarale loolu aussi si ñoom comme ça xale ñu recrute leen ñu toogal ñu foofu ku ñëw mun a bind foofu ñu jàppale la dimbale la orienté la. pour que bilan analyse boo war a def nga def ko rajo boo war a def nga def ko examen boo war a def nga def ko ak ñu facturer ko normalement. li mutuelle yi aussi ñu fexe ba lettre de garantie ba ñëw ñu fexe ba nit ki ci démarche bi parcours hospitalier bi ñu fexe ba mbir mi antu facture yi aussi ñu mun leen contrôler a priori pour que mu bañ a jëm am ay jafe-jafe. léeg-léeg dañuy wax ni que paiement bi day tardé loolu aussi mu ngi dépendre ci facture yi parce que su fekkente ni yaa ngi contrôler facture nga gis ci ay anam yi nga xam ne demeewul noonu tu es obligé delloo facture bi bëgg ay jagalaat ko nga doog a fay mais nii ni suñ ko defee yaakaar naa ni dana yombal mbir mi danañ mun a fay. politique ak yoon fii ci Sénégal am na ay cour d'appel muy bu Ndakaaru Thiès daal di ne rek annulé élection bureau municipaux yu bëri fii ci réew mi li ko waral mooy dañoo respecté wu li ñu naan parité maanaam fu ñu tegee góor toftal ca jigéen muy ca Thiès ak ci Ndakaaru loolu nag kii di Ibrahima Amidou Dem jiite parti bi di éthique nee na kon yooyee commune dañoo respecté dogalu justice ndax parité day loo xamante ni avancé la ci démocratie àdduna it ci kàddu yi nga xamante ni Thierno Alassane Sall yëkkati woon nañu ko fi ñaawlu Barthélémy Dias ni muy tabee ñu ko neex foofu ca mairie bu Ndakaaru te loolu de bokkutoon kon ci ñoom kujje gi li nga xamante ni moom la ñuy wax te saa su nekk moom la ñuy rek di toppee Macky Sall di ko ci reproché te jàpp na ni li ñu ñaawlu ci Macky Sall ñoom waruñ koo def moo nekkoon ganu info du matin. ci droit tamit mooy dañoo war a respecter décision de justice. suñu waxee ni ñun léegi parité la ñu am moom mooy gis nañu place jigéen yi ci réew mi fépp fu ñu teg góor rek dinañ fa teg jigéen ci wetam. suñu demee nag ba ci bureau conseil yi ak ci bureau assemblée nationale parce que am na ñu ma dégg ñu ne nañ ko commencé bureau assemblée nationale. jàpp naa ni fépp fu ñu am ay ëttu rek ay bureau war nañ ko mën a def ba lii nga xamante ni moo nekk suñu charte réew loolu ñu mën ko méngale ci suñu instance yi. assise nationale bi mu fi ñëwee dañoo neewati mbirub clientélisme mooy yaa ma neex parce que sama parti nga bokk parce que sama mbokk nga su may jël ay poste dama leen koy jox te du ma ko jox ñi ko mérité. loolu jàpp naa ni lu am solo la wax débat bu am solo la débat boobu nag suñ ko tegee jàpp naa ni am na ñenn ñoo xamante ni wax dëgg yàlla du ñooñu ñoo waroon taxaw di ko critiquer parce que ñun ñi nekk ci opposition bi dañoo ñëw ne ñun dañuy bëgg changer li fi nekk nag changer pratique yi fi nekk la parce que nit ñi xam nañu baaxul mais su fekkee loolu dañ koy def te demuñu jusqu'au bout jàpp naa ni li ñu bëgg ci réew mi mënuñu ko am. li naan gouvernement face à la presse muy jàkkaarloo ci wàllu explication buy gën ci ministre yi démb nag indiwaat nañ ko muy loo xamante ni yenn saa yi ñu leen neexee ñu indi ko su la neexee it duñ ko daal di def lan mooy njeexital lu kon ci wàllu politique ak communication borom xam-xam bi di docteur Mamadou Diouma Diallo jàpp ni kon lu baax la ci wàllu démocratie gouvernement di ñëw di leeral wante nag bu fekkente ni la ñuy wax it duñ ko jëfee mën naa kon nekk lu saafara suy jur jàngoro rawatina kon askan wi ni gisee li nga xamante ni moom mooy seen gouvernement ñu déglu ko ci micro Seynou Diop. lii gouvernement bi def dafa nekk loo xamante lu am solo la parce que tey ñun ñoo leen fal teg leen fi ñu nekk donc yoon la ñu am ay daje ñu woo ay ministre ñu wax ñu fan la ñu toll
par rapport ak liggéey bi nga xamante ne moom lañ leen dénkoon. mu nekk loo xamante ne dans le cadre d'une démocratie mënut a ñàkk. li nga xamante ne mooy liñ ci gis mu nekk lu ñu seetantal boo xamante ne moom la ñu seetlu mooy gouvernement bi actuellement dafa am ay jafeñ-jafeñ pour respecter rendez-vous yi nga xamante ne moom lay jox peuple sénégalais bi. Je pense que mënoo nekk une institution mënoo nekk le président de la République joxe sa kàddu ñëpp dégg la nga ni chaque 2 semaines dinañu woote yebal ay ministre ñoo xamante ne dinañu discuter ak population bi ci tolluwaay réew mi et que derrière ñuy séntu rendez-vous te duñ la fa gis. Je pense qu'il y a un exemple boo xamante ne moom la ñu war a joxe te exemple boobu dafa war a joxe ci nga xamante ne mooy autorité bi et fekkante ni autorité bi ci boppam dafa am ay jafe-jafe pour respecter rendez-vous boobu loolu dafa nekk loo xamante ne luy xaw a doy waar la et que du point de vue de la communication publique dafa nekk loo xamante ne day fragiliser li nga xamante ni moom mooy la parole de l'autorité te loolu bu ñu demee ba àgg foofu day créer ay situation de défiance voire même de méfiance et loolu bu ñu demee ba àgg foofu dafa nekk loo xamante ni luy xaw a difficile la te objectif yi nga doon séntu même ci wàllu communication mën nga koo bañ a am. wàllu finance islamique ñuy wax ci ndax gouvernement bu Sénégal daal dinay lépp bor di levée de fonds boo xamante daal ci espace mois nee nañ lu toll ci ñetti téeméeri milliards ak fanweer la ngir rek kon mën nañoo jëndaat lii di sphère ministérielle ak lépp loo xamante tam ci wàllu autoroute à péage la loolu nag dinañ ko fay wante dañ koy teg rek ci payoor goo xamante ni daanaka lu alal lay doon buñ sukkandikoo ci kin dénk wàll woowu di mbiram finance islamique di Serigne Mamadou Lamine Mbacké ñu déglu ko ci micro Marcel Farba Maroun. daan def boo abee xaalis day àbb xaalis mu àbb ko ay état wala ay nit ne leen feeg juróomi at naa ko fay ko sangam waaye bii nag day boo xam ne dafa dëppoo ak sharia ñu di ko wax sukuk mi ngi jógee ci baatu sak chèque ci la jógee muy baatu arab muy emprunt obligataire boo xam ne dafa dëppoo ak sharia boobu nag ni ñu koy nosee moo di état Sénégal bu fekkee dafa bëgg a financer benn infrastructure boo xam ne bu ko tegee loolu dafa am njariñ li muy génne mën naa seeti ay borom xaalis ne leen ñëw leen ci misaal tabaxal ma autoroute à péage ñu tabaxee autoroute à péage ba péage bi ci génne ñi investiroon di ci fayu seen xaalis di ci am seen i bénéfice état bi di jëndaat ndànk-ndànk lam ci man ba bu jeexee état du Sénégal mooy moomaat infrastructure boobu. tey la bis bi àdduna wërngal këpp jagleel wàllum pecc ba tax na kon fédération bi yëngatu ci wàllu bale fii ci Sénégal bëgg nañ rek ñu teg benn fond ba xamante ni daal dina dimbale secteur bi ku ne xam nag dafa tombeek weeru koor moo tax kon li war rek ci wàllu ay activité dañ koy yemale compagnie kon Bakalama bëgg na nit événement boobu buñ ci jógee ñu xoolaat rek naka leen def ba boobee secteur ñu gën ko mën suqali. Malal Ndiaye mooy président fédération des ballets du Sénégal ci micro Ibou Diouf. li nga xamante ni moom mooy ci wàllu pecc bi ak yëpp naka la ñuy mën a fexee ba am ay financement ñu tàggat xale yi nga xamante ni tey jii dañu jël loolu def ko métier waaye pour nga def ko métier tamit foog nga xam ubbeeku baax na waaye balaa ngay ubbeeku nga xam ne yow yaay kan parce que fu mu ne nii gëstu nañu xool nañu ñu ngi gis ne li nga xamante ni mooy suñu aada ak cosaan ci wàllu pecc bi mu ngi bugg a nasax dinañu soxla tamit fi nga xamante ni bu ñu tàggatee ñëpp ba pare ba ñu am li nga xamante ni dañ ko war a wone ñu mun ko wone ci Sénégal yëpp parce que warul yem rek ci Dakar loolu aussi defe naa ministère de la culture si boppam ñoom dina taxaw ci loolu tey région bu nekk ci Sénégal war naa am benn théâtre boo xamante ni bu fekkee ne tàggat lañu ba nga am loo xamante ni aada ak cosaan boo xam ne da nga ko bëgg a wone si biti da nga ko mun a wone ci nga xamante ni fépp foo dem ci Sénégal rek di nga am ay bërëb yoo xamante ni mun nga toog wone ko foofu. moo tax tam tey ci journée mondiale bi Bakalama génnee ci benn vidéo portrait boo xamante ni dañuy wax ci ki nga xamante ni moom mooy tàggat xale yi di Khady Badji lu mu ciy wax nag mooy naka la ñuy fexee suñu aada ak cosaan ñu jàngal ko xale yi ba nga xamante ni dinañ ko maîtriser li nga xamante ni moom mooy héritage bi ndono bi portrait bi sax mu ngi tudd ndono ci olof muy héritage ci li nga xamante ni moom mooy ci français noonu la tudd donc loolu lañ ci jublu mooy wane nit ñi lan mooy fecc bi lan lay def ci wér-gu-yaram naka lay def pour faj waaye naka la ñuy def pour ndono bi ñu yor ñu mun ko jox ñi nga xamante ni moom mooy xale yi nga xam ne ñu ngi def fecc bi. musée des civilisations noires ay bis bi daal nañ fa am ndaje doon rek màggal bis bi àdduna daal di dakkale li naan kon traite des noirs di wàllu mbaal njaayum jaam
loolu nag muy loo xamante ne jàpp nañ ni lu am solo la ndax it mën nañ cee doxit ñëwaat ci wàllu cosaan rawatina rek mémorial Gorée ak taxawaay bi nga xamante ne kon Gorée googu amoon na ko ci loolu ci wàllu histoire ñin fi doon jël di leen yóbbu ci bitim réew rawatina Amérique te tubaab yi doon ko def Ibou Diouf ak Ibou Cissé. Mémorial de Gorée muy ay tabax yu ñu taxawal ngir di fàttaliku saa su nekk njaayum jaam yi fi amoon loolu doon loo xamante ne dafa metti lool ci taarixu askanu der bu ñuul ba tax saa su nekk ñuy amal ay ndaje ngir di ko fàttaliku jàpp njaam bi nga xamante ne doon nañ ko def suñu ay maam di leen taq di leen violente di leen yóbbu Amérique di leen jëriñoo te mun loo xamante ne def na ñeenti téeméeri at boo ko jàppee ci xayma fukki ak juróom million ay suñu ay maam ay africains yoo xamante ne ñoom ñoo séq tiis boobu. bëgg sénégalais yi conscient ci ni mémorial de Gorée dafa war biñ fi jóge Gorée lañ jóge dem suñuy ñëwaat fii lañu war a ñëwaat. Sénégal moo nekkoon bunt bi moo war a nekkaat bunt bi pour esclave yi xam ne esclavage jeex na. ñu ne nag liñ ci jublu mooy fexe bi ñu gën a féete ndaw xam li fi xewoon ak naka lañ ci mën a sukkandiku ngir defar seen ëllëg. moo tax ñu woo ndaw ñi jeunes yi ak ndongo yi ci daara yi université yi ak école yi lycée yi ñoom ñu tase ak ñoom fii ñu mën a waxtaanee loolu yeete. ibbiwaat seen ay xel. fa doon programme boo xamante ne daf ñoo yitteel ñun élèves baax na ci ñu xam lu xewoon démb mun see jëlee enseignement pour mun a defar suñu dëkk. bu weesoo nag mémorial de Gorée bi ñu ne am na yeneen initiative yuy gunge bi les projets. la porte du retour dañ koy symboliser pour ñi nga xamante ne seen maam yi jaayaan nañ leen foofu aux États-Unis wala feneen ci àdduna bi nga xamante ni porte googu ngeen jaaroon ñu jox leen occasion pour que ñoom ñu mën a dellu si waat jaaraat ci porte bi nga xamante ne dañ leen koy tabaxal tuddee ko Harriet Tubman. bu weesoo nag histoire bi nga xamante ne dafa aju ci traite négrière ñu ne nag am na weneen mbir moo xamante ne lëmb na àdduna bi jamono ji mooy boddiwante xeet. jërëjëf ñu ñëw kon ci tàggat yaram li ci gën a fës Cheikh Tidiane Diaw ginnaaw ba mu la nuyoo ca Angleterre la dafa mel ni tabb nan fulbatkat ba fa gën a xarañ ci atum ren mi Sadio Mané bokku ci. Sadio Mané bokku ci Chérif Dia Mohamed Salah moom la association journaliste yi élire maanaam tabb joueur bu gën a xarañ ci saison bi Mohamed Salah xam ne jamono ji mooy meilleur buteur championnat bi donte des na ñeenti journée moom nag moom moo am 48% ci suffrage yi kii di Kevin De Bruyne nekk ca Manchester City moom moo ci topp ci ñetteelu place bi Declan Rice nekk milieu de terrain ca West Ham moom moo nekk donc ci ñetteelu place bi kon Sadio Mané bokkul ci classe ci podium boobule beneen classement nag dina génn boobu moom joueurs yi ñoom ñooy voté ki gën a xarañ ci championnat bi mu mel ni nag mënoon nañ gën a xaar peut-être que ba saison bi jeex ndaxte des na ñeenti journée te équipe yi jege wantoo nañu loolu ci course bi pour titre bi waaye daal ñoom def nañu seeni tànneef ba choisir waaw tànn bi moom saison bi jeex waaw mënoon nañu xaar ba saison bi jeex ndaxte match yi des am na solo lool ak tamit njeexital bi parce que titre de champion bi fa lay jógee te jamono jeexat na loolu ci diggante Manchester City ak équipe bu Liverpool beneen sénégalais bu def jaloore démb ci Europa League conférence di Bamba Dieng nekk buteur donte Marseille dañu ko daan ñetti bal ci ñaar ci diggante ak Feyenoord Rotterdam la woon demi-finale aller conférence Europa League match retour bi nag dinañ ko amal fii ak ay bés fële ca Vélodrome ca Marseille dañuy dellu si fii ci Sénégal wax ci 20e journée Ligue 1 bu Sénégal tableau bi nag nii la tëddee match yëpp nag ci samedi bi lañ koy amalee Teungueth FC jamono ji nekk ci ay jafe-jafe ci championnat bi ndaxte jege na lool zone de relégation bi moom Dakar Sacré-Cœur lay fekk ji Ndiambour de Louga di fekk ji Mbour Petite Côte Casa Sport mi nga xam ne moom moo jiitu di dalal AS Pikine mi nekk ci ñeenteelu place bi Génération Foot nekk deuxième di dalal Jambar ci le duel des académiciens Jaraaf nekk ci ñetteelu place bi di dalal US Gorée Guédiawaye Football Club moom ce n'est
CNEPS lay dalal Linguère de Saint-Louis moom di dalal AS Douane. Ba léegi tamit ci wàllu football rek ñu wax ci vent de décrispation maanaam jàmm di commencé am ci diggante fédération bu Algérie ak bu Gambie ginnaaw coowal Belmadi ak arbitre gambien boobu di Bakary Gassama ndaxte président bu fédération bu Algérie Sharaf Eddine Amara moom moo woo homologam boobu nekk foofu ca Banjul di Lamine Kaba Badio ginnaaw kàddu yi nga xamee ni Belmadi yëkkati woon na ko jëmale ko ci arbitre bi fi mu nekk nii nag ñoom ñaar nee nañ daal waxtaan nañ dinañu fexe nu ñuy œuvrer maanaam gën a apaiser tension bi nga xamee ni moom moo juddu temps yi ci diggante Algérie Gambie ba ci sax Cameroun ndaxte foofu la tàmbale Chérif ñu wax ci sunu équipe nationale ñi nga xamee ni seen i dégg-dégg demeewul noonu ñoom nag ña ngay waajal coupe du monde bi démb lañ doon jot drapeau bi fële ca ministère des sports Matar Ba jox leen ko ndaxte coupe du monde ba ñuy waaj a dem ca Brésil ñoom nag liñ leen sas mooy ñu gagné ndam li dañ ci teewlu Cheikh Sadibou Diarra ak Pape Sangone Mbaye mi ñu fa teewaloon. gaynde yi am laago ci seen dégg-dégg di yëngu ci football di ñan teewal Sénégal ca Jeux olympiques yi di am ca Brésil 1er ba 15 mai ngir loolu champion d'Afrique yi jot nan raaya réew mi. di ñaax ne leen ñu gën a góorgóorlu taxawaay bi ñu amoon ci Afrique nañ am bu ko ëpp ci àdduna bi ba bu ñu fa yeggee mun faa jële ndam loolu nag amuñ ci benn xalaat parce que ki jiite fédération bi muy Santiagne l'honorable député nekk suñu mag nekk suñu xarit ñëpp xam nañu engagement am ak taxawaayam waaye ñi nga xamante ñoo leen di encadrer muy entraîneur bi muy le doyen Tassirou ak ñi mu àndal yépp defe naa ne xale yu ñu encadré yóbbu leen li ñuy xaar ci ñoom ci taxawaay dana am ci xeex waaye dina am ci yar ak tegg ñu jël ndam li la ñuy xaar ci gaynde yi bokk poule ak Grèce Mexique Ouzbékistan ak Pologne. ndaw ñi nag jaar ak ñun foo xamante ne suñu xel war naa dal ci ñoom parce que dañoo jëm ci benn rencontre bu ñu njëkk a def ci Afrique ñu dem fa yàlla def ñu jël ndam gagné coupe d'Afrique ñuy jël raaya réew mi nag di leen ko jox pour ñu xam ne li réew mi yëpp bëgg dañ koy jaaral ci drapeau bi jox leen ko ñu war ko honorer war ko saytu waaye war a xeex pour Sénégal am ndam. équipe nationale football sourds-muets yi bu Sénégal dina dem ca Brésil tey ci guddi dina amal jonganteem gu njëkk altine bu ñetti waxtu jotee mu di laale ak waa Pologne. ndax ñu leen di ñaanal ndam foofu la ñu jeexale ko ci wàllu basket NBA ak Georges Niang nekk fële ca Philadelphie doomu Sénégal boobu qualifié na ci demi-finale play-off yi moom nag démb la ñu éliminé waa Toronto demi-finale yooyu ñu nar fa daje ak Miami Heat. Chérif Dia li moo fi gënoon a fës ci xibaar ci wàllu tàggat yaram. jërëjëf Cheikh Tidiane Diaw mbokk ñu dëkk leen di gën a fës yéen kaayandi ceeg Mamadou Mohamed Ndiaye. ñu Louga yee ca kasob Louga ba ndax faatuk asu soxna ci l'hôpitalu Louga ñoo ngi wax ci l'observateur ubbil yéenekaay bi ñoom sage-femme yëpp l'observateur nee nañu dàq nañu li ñuy wax naan asu soxna dañu koo sàggane ba mu jaare ca faatu kenn ci ñoom sage-femme yi ñu naan ko Ami Sène nee na suivre na asu soxna ni mu waree waaye malheureusement dafa am yu mu fàtte woon a mentionné ci dossier bu asu Ndeye Khady Lo bokk moom it ci sage-femme yi ne bésub keroog malade yi mu waroon surveiller dañoo bari moo tax mu fàtte woon yenn détails beneenub sage-femme ñu naan ko Ndeye Fally Gueye ne li tax jotu ñoo woon a rendre compte médecin gynécologue bi moo di bi ñu consulter asu état de santé dafa normaloon maanaam dafa stabaloon Penda Diack ne moom moo bindal waa kër asu soxna yi certificat de décès bi waaye def ko ci coobare boppam ndax médecin bi moo ko sant li tax ba certificat de décès bi amul signature Penda Diack nee na moo di bi ñu waree yóbbu néew bi ca morgue ba booba fekk na médecin bi dem mu ne ci la sama collègue bii di Ndeye Khady woowee téléphone docteur Jojo Pouy ne ko jëkkëri ndem si yàlla asu soxna ji nee na dafa bëgg ab certificat de décès mu ne li ko docteur Jojo wax moo di su yàkkamtiwul na xaar sinon ngeen bindal ko mu ne sama collègue bi wax ma ko ma ne ko lu mu wax ci diagnostic bi mu ne ma nee na nañu ci def mort naturelle enquêteur yi ne ko yow en tant que sage-femme est-ce que war nga bind ab certificat de décès Penda Diack ne leen franchement musuma ko def keroog laa koy soog a def te médecin bi moo ma ko sant Maymuna mi jur ndem si yàlla asu soxna mi ngi wax ci journal l'Observateur kàddu yu mujj yu asu soxna wax laata muy faatu mooy yaay uppuma dama tàng est-ce que suba dina ma fi fekk fégal leen wax joojee feggal l'Observateur te fekk ma ci Libération ñu wax ci leneen coow lu journal bi xëy ci xëtamu njëkk mu di coowal Anta
Ndiaye xale bu jigéen a juróom-ñetti at bi ñu faatoon ca Bargny ci tabax bu yeggul journal bi nee nañu mbir yaa ngay gën a leer ne xale bu jigéen bii di TH Mboup am fukki at ak ñaar di cousine ci ndem si Yàlla Anta Ndiaye ndekete lam waxoon enquêteur du dëgg keroog àllarba ci ngoon lay soog a wax dëgg ji ca lay soog a nangoo ne bokk na it ci yëf yi li xew Libération nee nañu moo di xale bii di Anta Ndiaye dafa bett TH Mboup ak Mamadou Ba ñu doon def yëfi saay-saay maanaam di sëy ca tabax bu yeggul ba ñu bañ mu nettali ko ca la ñu ko jàppe TH Mboup ne moo tëye woon tànk yi bi ko Mamadou Ba di xoj ba ni mu ko fàtte li ñu demoon ba doon ko bëgg a fàtte dellu si na démb mu di gouvernement face à la presse di ay ministre de la république yu janook taskatu xibaar ngir waxtaane tolluwaayu réew mi journal L'Info nañu Sophie Gladima ministre énergie Mansour Faye ministre transport terrestre ak Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé ñoo aaye woon démb ñu àndoon ko nag ak porte-parole gouvernement bi di Omar Gueye ministre collectivité territoriale yéenekaay bi nañu waxtaane nañu fa train express régional bi waxtaane fa mbirum hydrocarbure waxtaane fa it mbirum dem si Yàlla Astou Sokhna grande offensive du gouvernement noonee la journal L'Info tënkee yëf yi ci xëtamu njëkk Sud Quotidien nañu gouvernement bu doon messi lu la ñu gis démb Le Témoin ñu ne ko ak doon ñu tegal seen bilan Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé ay kàddoom ci xët mu njëkk journal bi mu fay wax ne système sanitaire bu Sénégal royukaay la ci espace UEMOA bi ak ci déndub Afrique bi Direct News nañu mi ngi nax boppam moo Abdoulaye Diouf Sarr nañu wax ci lan la ñu mën a sukkandiku ba wax ne système sanitaire bu Sénégal dafa performance ci ban fànn Direct News ne ko monsieur le ministre ay malade yu ñuy séquestré ci hôpital yi ndax ñàkk a fay seeni facture frais médicaux fii ci Sénégal lañu koy gis monsieur le ministre ay scanner ak i appareil chimiothérapie yu dëkkee pan fii ci Sénégal lañu koy gis monsieur le ministre ay hôpital yu gën a feebar ñu ñuy faj bu ci mel ne hôpital Aristide Le Dantec bi nekk dans le coma fii ci Sénégal lañu ko gis monsieur le ministre ay fajkat yu dëkkee ñaxtoo ko xultu ndax ñàkk bëgg ci seenub liggéey fii ci Sénégal lañu koy gis léegi nag monsieur le ministre de la santé wax ñu ci fan la Sénégal performant wee ci wàllu santé ci wàllu transport bi journal L'As nee nañu Mansour Faye ministre transport terrestre infrastructure ak désenclavement mi ne woon démb ci ndaje mii di gouvernement face à la presse joxe na fa ay xibaar ci train express régional bi Mansour Faye nee na TER bi mu tàmbalee daw ak léegi ci téeméeri fan la toll ci téeméeri fanam yooyee mu ne juróomi millions yi doomi aadama jot nañoo tukki ci train express régional bi maanaam 5 millions passagers li mu jur ci xaalis toll na ci ñetti milliards journal Tribune téye gémmiñam ndax waaru ci waxi Mansour Faye yéenekaay bi nañu xibaar yi Mansour Faye joxe démb ci train express régional bi dafay gën a dëggal yàqum xaalis gi ñuy wax ci TER bi Mansour Faye nee na ci ñetti weer liggéey nañu ci ñetti milliards journal bi nañu bu ñu ko calculé at mu nekk fukki milliards ak ñaar la train express régional bi war a liggéey ci jamono jooju Sénégal moom war di fay ñeen fukki milliards at mu nekk ci diirub ñaar fukki at ak juróom. jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye bokkeen jërë ngeen def ci ànd bi ak télévision Futur Média fii leen yam ak yéen ci xibaar yi bàyyi leen ak programme mu TFM di leen ñaanal àjjumay jàmm.